salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan ñu leen di nuyuwaat fi leen daan nuyoo fii si Samy TV tey nag dañu am invité bu mag ñu koy wax Jean Samb ñëpp xam nga xamee Jean Samb mais turam dëgg di Moussa Samb mi ngi nii toog nag il faut mu présenté wu ñu doog a dugg si émission bi salaamaaleykum Jean. waaleykum salaam wa rahmatulah. gannaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi ci yàlla di sant alayhi wa salaam di leen baal àq di leen baal bu baax. te di leen baal àq. tey ñaan yàlla gerte bi nga xamante ne ñu ko doon teel muy weeru koor bi yàlla na ci yàlla defal xéwal ak barke di ñaan. mais nan la fiy jógee si ban pexe ngay waxee yow nan la fiy jógee. xam nga yàlla moo ne sama yërmande mu ngi seen booloo yéen. ngeen booloo nekk benn. sama yërmande mu ngi si yéen. mais gëmuñu ko ñoom. yàlla ne laxat xalaqnal insaan fi ahsani taqwiim yow doomu aadama nga ne suma radadnaahu asfala saafiliin ba tànn la ci mbindeef yi bind la mbindeef bi nga xam ne moo gën ci mbindeef yi mais yow nga rendre que de plus bas degré pour wane ne yow nit ñi simple nit ñi rek c'est parce que mooy gëmuñu yàlla gëmuñu ne bu ñu boolowee lu ñu bëgg ñaan ci yàlla dina ko yàlla wax ko ci alxuraan xul innal fadla bi yadillaahi yutiiku man yashaa wallahu bil fadlil aziz ñaata yonent la ko defaloon ci àddina ñoo xamante ne taxaw nañu wàcc ñaan yàlla may leen yàlla bu ko mayee ñooñu dañ ko jombale may ñëw ñaata wàlliwu la ko defal ñaata xutbu la ko defal ñaata nitu yàlla ñaata ñoo xamante ne bu ñu taxawee ñaan yàlla rus leen mais gëmuñu ko li ñu gëm mooy suñuy sëriñ bu baaxee ñu ne barke diw waaye bu dee musiba ñu ne yàlla bu dee musiba rek bu ñëwee ñu ne ndogalal yàlla waaye bu baaxee ñu ne barke sama sëriñ la fan lañ jëm dans quel pays on est aujourd'hui on parle de problème de li nga wax nii li ñu koy waxee te mbas mi nekk ci dëkk bi tey mais biram man sama njaboot sax dama leen daw parce que yaakaar naa ne feebar bi man maa ko yore mais man nii mel noonu est-ce que am na ñeneen ñu mel noonu en venant chez vous di ñëw di def ci émission bi j'ai rencontré pas mal de personnes yoo xamante ne ñi damay wax ne actuellement li ñuy def nii mais c'est défier l'autorité. voiture yaa ngi yëpp li ñu daan yëpp. Jakarta yaa ngi ci biir dëkk bi fii bi may ñëw nii léegi y a plus de 150 Jakarta ñu ngi taxaw foofu di jël ay nit di yóbbu est-ce que Jakarta yi la wala nit ñi ñuy supporter la nit ñi la nit ñaa ngi jaar ci àll yi di dugg région par région. mais loolu arrêté na nit ñi la tu penses. ah sama xalaat parce que non wax nañ ko gouvernement bi jóg na si jël na si ay kii. waaw mu ngi ciy jéem la mu mën. mais ba tout de suite mënu ko on a 700 kilomètres de côte démb ñaata personne dañuy jàpp ci géej gi dem parquet leen électrique ñaata ñoo rëcc aujourd'hui ñu ngi lay wax ne ñu ngi lay wax problème mu Mbour ñaari commerçant yi jógee marché Ocass ñëw dugal ko Mbour suivi de 14 contacts. même à Tivaouane aussi nee nañ Touba la jógee. et la même chose à Kaolack aussi nee nañ Touba la jógee ah. c'est-à-dire le problème mu neex mu naqari mooy que ni problème mu conscience la ak chance. mais ñooñu fu ñuy jaar pour dugg si dëkk yooyu man dafa ma jaaxal parce que dañ ne gars yi sécurité bi ñu ngi taxaw si tali yi ñu ngi taxaw si àll bi mais ñooñu fu ñu jaar pour dugg si région yooyu pour mën leen jox jàngara boobu. fan lañ jaar yow diggante mbaa wax Tëngéej mënoo ko couvrir. non boo ko tegoon armée bi sax gars yi am na fu ñu mën a potox ndawal. mais diggante Touba ba Tivaouane. mais ñoom Touba ba Kaolack xam nga Touba. waaw Dakar rek nga jóge fi jëm Touba. chauffeur boo gis rek xam na ban teggi lay jaar xam na fu mu war a jaar or que le gendarme mun na ko bañ a xam parce que ils ont toujours mené yoon yooyu pour dem Touba c'est ça la réalité te état mënul chaque 50 mètres yu nekk mu teg fa ñaari policier wala ñetti policier c'est pas possible mënul ne policier yaa ngi si distribution armée baa ngi si distribution ceeb bi ñu ngi ci couvre-feu yi ah
ñu ngi ci assurer sécurité nit ñi. mais léegi nit ñi ñoo war a am ko xam nga baal ma ax ñun waxoon nañ sax ne ndem xale bu jigéen boobu tuddoon villageois yi. daf ñu tooñ. ndax du Dakar daf ñu tooñ moom. mais tooñuñu mais la mu wax mooy li Assane bi woo ba bërka démb xanaa dañu yet su munu Assane Diouf wax na leen que la même chose nee na leen effectivement su munu elle a parfaitement raison doo gis kuy taxaw Dakar du saw nga jël carte d'identité ñu ne la il est né à Dakar doo gis ku fay tuur mbalit. Jean gaa ngi lay seetaan de. wala lekk ba pare ñu ne la il est né à Dakar. Jean yaay dal ci kaw da ngay dal ci kaw gaa ngi lay seetaan de. dama leen laajte rek li Assane Diouf wax te mu leer te loolu nit ñee ko njëkk a wax. waaw avant su munu di ko wax. tey boo génnoon ci mbedd bi nga fekk kuy saw boo ko téye woon nga laaj carte d'identité il n'est pas né à Dakar muy lu wér. certes nag ça ne veut pas dire que ni tous les villageois noonu la ñu mel mais ça ne veut pas dire aussi que tous les Dakarois noonu la ñu mel parce que am na ay villageois yoo xamante ne yii boo leen fekkee ils sont très bien instruits jàng nañu xam nañu civisme xam nañu moral xam nañu sanitaire boo ñëwee Dakar aussi tamit la même chose mais fa mu jëy njëkk a ràññee mooy fële aujourd'hui exode rural bi tax na ñoom ñu forcé ñu ñëw biir Dakar forcé ñu à épouser seen comportement lu ma neex def mbeddum bóor la loolu un Cap-Verdien n'osait jamais faire ça ñun dañu daan exiger à ce que pour que bu 2 heures jotee nañu tax et le Sénégal d'aujourd'hui c'est du n'importe quoi la su mun wax nag ñu xas ko saaga ko théâtre kat yi yàgg nañ kaa wax noo mën a tourner émission nga jël benn théâtre kat je dis bien nga ne ko yow mii yow yaa jóge kaw takkal ko téere ndomb fii ci loxo bi jox ko sër bu gàtt mu yem fii takkal ko téere tànk ne ko booy dox si Cap-Vert day laar del ñandu di sànni suuf del wàccu del nangam woo foo jot sawal parce que kaw moo mel noonu mais loolu théâtre kat bi waxu ko lu jëkki avant su munu di ko wax tey théâtre na ko ah théâtre na ko ah waaw mais aujourd'hui tey pourquoi ñu bëgg wax ne su munu li mu wax nangam ak sànq c'est des faits réels c'est des faits réels on nous a insulté ñun waa Ndakaaru te ñun suñu mbaax rek la ñu yor yaatal rek parce que ñun suñuy mbokk ñoo nekk kaw ku dëkk Dakar ku nekk boo gisee mbokk ma nga kaw mais nag yaatal moo waral tey ji lii ndax lii waraloon lébu gi ne laakoon faakoon ñaakoon c'est parce que lu ñu sumboon la ak rab yi nga xamante ne ñoo nekkoon la presqu'île du Cap-Vert ñu jaayante ak ñoom mooy dégg ba fa gis ba fa xam ba fa weer at mu nekk lii njëkk a génn ci meññantal ñu jox leen bi at mu nekk lii njëkk a génn ci soow ñu jox leen bi at mu nekk lii njëkk a génn ci nàkk ñu jox leen bi at mu nekk lii njëkk a génn ñu jox ko ci yaram ndax ñu nangoo ñu ba pare tegal ñu ci nañu ku leen tooñ xeex leen ba géej gi ñeer looloo tax lébu gaaw xeex tegal ci nag nañu ku fi ñëw fii dugg fi sur la presqu'île du Cap-Vert bu melee ni yéen ëpp leenam njàng def leen ko muy seenam njiit nu mu mënta mel ndax réew mi loolu rek la laaj ngeen dëkkoon ñoom te ngeen mën a dëkk ak ñoom jël leen seen i doom may leen bu ñuy ñibbi ngeen jox leen yóbbal te loolu la ñu dëkkee aussi tamit ak ñoom kon ñun bu ñu saagee rek tooñ nañu. waaw kooku mooy Moussa Samb tey moom lañ invité woon fii Samy TV mais ñu tourné dem suñu dernière question rek parce que tey genre 5 minutes moo ñu dese yaakaar naa am loo xam ne dama ko laajoon temps yi passé laaj ñi fi jaar ñëpp dëkk sa côté boobu laaj naa leen te yow yaakaar naa aussi jaar nga fa fooye nga fa yaa ma ko gën a xam mooy canal bi jaar foofu sa ginnaaw kër noonu jëm géej dañuy gis muy fatt di salte toujours am ñu ne dañ fiy jaar non canal bi ñu ne non nañ ko tëj ñu ne non buñ ko tëj nañ ko gasaat defaraat ko yow lan mooy sa xalaat ak tey boo doon fekkoon da ngay jox autorité yi lan nga leen di wax nan la ñuy defaree canal bi. autorité yi xaaral ñu leen jox. pardon autorité yi xaaral ñu leen jox. donc looy conseil yow autorité yi pour ñu def ko. man j'ai été convoqué ci mairie Aline Fall Ouest. ci cadre canal bi fermeture canal bi. en l'écoutant le représentant du ministre mu wax ba pare ak délégation. je pense que bi ma dégloo le délégué de quartier de Nguessu mu wax. délégué de quartier Cité Millionnaire mu wax. man sama intervention dafa leer. dama wax ne man je suis catégorique. fermer canal bi. ñun solution ci ñun.
parce que man dama travaillé ci commission assainissement au temps de Mbaye Jacques. On a eu la chance de découvrir ci biir mairie bi plan bi nga xamante ne moo ne plan d' assainissement bu Rufisque ak plan directeur d' assainissement bu Rufisque yi nga xamante ne nii bàyyi woon nañ ko fii depuis colon yi ak yi nga xamante ne biñ ñëwee dañ ko defaraat toogaat ci bu fekkente ne colon bi daf la waxoon ne la canal boobu ngay njëkk a jot muy bu est boobu mu ne la fekk 35 ans wala 40 ans war na am beneen canal en 1914 si je ne me trompe pas wala 1904 ñu defaraat canal bi nga xamante ne moo nekk Jokalante ba continuer ñu ne la boo ñëwee boo toogaatee ba 35 ans wala 40 ans war na amaat troisième canal boo xamante ne bii mu ngi toll ji guy gi après JCLT am na way bu nekk foofu. canal boobu foofu la waroon jaar génn dem cité millionnaire dem cité Gabon teel ji Ndiaye Samb jokkul Ndiaye Samb pour dem. ñu ne la 50 ans après wala 30 ans après war nga am beneen canal bu war a ceinture Tëngéej nag muy canal bi nga xamante ne mooy mujjee jëm ci bétuwaar bi nële ngay seen nële Cap des Biches. am na benn canal boo xamante ne moom moo dugg jëm Zac Mbao bi. nële waaw canal am na canal bu ne boobu moo waroon ceinture Tëngéej plan yooyu mu ngi fi. bu ko gars yi réerul sànq ñu ko lu tax tubaab bi defaloon ñu lool ñun biñ ñëwee ba léegi li fi tubaab bi nekk rek dañ ci fekk dañ ci bàyyi te li mu ñu mës a defal yëpp dara bonu ci assainissement Tëngéej am na yoon yoo xam te boo ci duggee mun nga dox ci souterrain mun nga dox de këri kaw de këri suuf gaar wala këri kaw gaar ba jëm ci usine Gina ci Tëngéej fii ci suuf yaana am na yeneen ak yeneen ci assainissement Tëngéej mais pourquoi yooyu duñ jéem a def la tout ba découvrir nan lañ mën a defaat ba réhabilité yooyu canal bi nga xamante ne tubaab bi mu ngi ko fiy def dañu fàttaliku ne fii portugais yi ñoom ñoo fi nekkoon bi ñu ñëwee fekk fii la rivière fraîche muy Rio Fresco boobu ngay dégg mu ngi jógee Waye Mbambilor ndox mi taw ci taag Mbambilor bu wàccee mu ngi wàccee ci Waye Mbam yi ci rivière boobu lay daw di ñëw ba tuuri si fii géej tubaab bi mu ñëwee jàngat boobu moom la njëkk am xam ne yoon bii ku ko toppati fi def canal boo xamante ne bii dina mën a évacuer ndox yi Tëngéej yëpp mais mu def loolu parce que Rufisque cuvette la ak niveau bi mu ko liggéeyee nag mu baax ñun bi ñu nekkee xale yow am nga chance fekk nga si tuuti mais ñun ñoo ëpp lu ñu si fekkee ñun ci canal bi lañ daan sangoo bu ñu paree génn yàlla na ko ci robinet bi si lañ daan roogee jàpp ay jën bu ñu paree dem lakk statu canal bi jàpp ay yandoos ay kulpulet lakk statu canal bi te dara du ñu si fekk bu subaa boo ko defoon waxuma la Covid 19 bi. armée na nga jël. ñu dem ba jamono yàgg la population Tëngéej yokku. bi tubaab bi xalaat canaalu Jokalante bi. boobu xamoon ne population day yokku. kon bu demee bu mu wóor ne population bi day gën a yokk du gën a wàññeeku. si la xalaate woon ne boo leen yeggee si nangami at na ngeen def canal bële ci allée bi nga xamante ne moom la ñu wax ne mooy allée El Hadji Ngagne Diaw. malheureusement kenn defu ko. tey ñu bëgg a xalaat nañu dañuy fermer canal bii Rufisque ñu ne la cuvette la nga tëj canal bi nga xam te dafa daan évacuer eau pluviale moo taxoon canal bi jóg tey ñu ne la dañ koy tëj waa ndoxu taw bi bu ñëwee suba ñun fan lañ jëm ndox bi nga xamante ne boo ñëwee ci pays mi gis nga ko ñu muy feesee tey bu ñu tëjee canal bi fan la jëm ndox bii jógee Tàngu jóge Joor ga jóge Santhiaba dem ba jóge ba Kër Ndiaye Lo jóge ba Ndeleng la xamu nu ñu koy waxee de ndox yooyu fan la jëm ñun bu ñëwee Léona Valda la jëm Ngeesu la jëm Jokkul la jëm mbënd moo ñu fay fekk depuis Tëngéej ba ne kenn mosu fi dégg mbënd mais tey jii boo fi déggee mbënd rek c'est parce que suba dañu tëj canal bi. kon yow d'accord pour ñu tëj canal bi je ne suis pas pour que ñu tëj canal bi je suis pour la réhabilitation delloowaat canal bi fi mu jaaroon ñu jaaralaat ko fa pour que muy canal bi il faut voir que eau pluviale moo ko taxoon jóg du eau usée dëkk bi day taw ndox mi dafa am fu mu war a dem. géej la war a dem. Rufisque cuvette la. te si ñun la jeexee. kon fa lay jaar. waaw léegi bu ñu ko tëjee fan la jëm. c'est vrai inondation. mais te l'état lu mu xës ba décidé ne da koy def ñun bi ñu ooyee man bi ma waxee li ma wax nii ba pare. dama teg samay dossier foofu génn salle bu dem parce que xam naa ne état bu la ooyee ngeen toog di wax ba pare. c'est parce que li muy def nag boo fekkee ne projet bi joxe nañ ko. joxe nañ projet yi ba pare ministère bi joxe na projet bi mu ngi logé Diamniadio. entrepreneur bi ñu ko jox mu ngi dëkk Thiès. travaux yi déjà commencé nañ ko avant ñuy oo sax ñuy oo fële boo fekkee ne commencé nañ travaux yi donc voilà la situation ñii bëgg ñëpp ñu tëj canal bi
canal bi Tëngéej bii bis bu ñu ko tëjee bu boobaa keroog la ñuy génn nañu suñu bopp d'accord nañ nag pour la réhabilitation parce que Tëngéej il faut voir que lii tax ma amoon contenté si Mbaye Jacques donte je l'ai combattu pour mu jóge fi yàlla na ko bur yàlla yërëm Mbaye Jacques bi ñu ko interpellé si problème canal bi dana état joxuma lu ma ko defaree budget bi ma am budget bu maigre la ma convertir budget bi mu nekk budget de production kër gu nekk ma dugal fa jël nit mu weer dee mu fay ko 50 000 jënd saako ceeb fay courant geste bu noble la il a permis à combien de personnes combien de Sénégalais y compris man Rufisque 2 plus de 3 000 et quelques personnes mu daggal leen ko parce que xamoon na ne gaañaa ngi daw di njëkkante sax ñun mu jox ñu ko à 50 000 francs kooku c'est un maire et tant d'autres yoo xam te mën nañu ci waxat. waaw kooku mooy Moussa Samb dégg ngeen li mu wax si canal bi moom d'accord fu ñu tëj ko mais d'accord na pour ñu defaraat canal bi yokkaat ko gasaat ko mu gën a yaatu parce que moom xalaatam rek la joxe xalaatam rek la joxe kon Jean lan mooy sa dernier kàddu fooy tëjee. xanaa di sant yàlla di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla yëpp yàlla na pour yàlla yokk leen. ndax lu mu ndaw bu dee ñaari message wala ñaari kàddu ngeen génne ko. permettre nit ki mu wax li nekk ci dënnam rek c'est déjà quelque chose ndax wax rek saa bu génnee bal la dafay war di jariñ yàlla nañu yàlla def nag ñu am topp ak dégg yàlla bi nga xamante ne nii nag moo mën a fay yàlla na leen yàlla fay aussi ci lii ngeen di def yàlla na leen yàlla yokk kër gi yàlla na ko yàlla yokk ba fi ñuy dégg télé yu mag yëpp ngeen bañ a yemati rek ci internet bi ñu dégg leen ci chaîne yi yëpp yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di remercier ak gërëm aussi tamit suñu mbokk yi nga xamante ne avisé woon nañ leen wax leen pour bu ñu mënee seetaan aussi en direct ñu seetaan ñu en direct di remercier aussi tamit suñuy xarit suñuy papa suñuy yaay tey ñaanal réew mi parce que ñi fi dugg yàlla na ko pour yàlla jëlee lii yàlla di man lu ne rek taxul mu def lu ne waaye ñu ngi koy ñaan nag lii yàlla nañu si defal lu ne ba bas mi jóge fi di ñaan koor bii dugg nii yàlla bu mu doon suñu mujjantalu koor yàlla nañu ko pour yàlla nangul lépp luñ ci or yàlla na ko pour yàlla nangul suñu or yi passé yàlla na ko yàlla nangu suñu or yi toll yàlla na ko yàlla nangu ba suñu or yi ñëwit yàlla nañu ko pour yàlla nangul bu ñu ko defalee jéggal ñu sax suñuy bàkkaar jéggal ko suñuy wayjur yi ñu jiitu ak way jiitu yi seen i bàkkaar yi leen jiitu woon ak yi ñu toll ak yi ñëwagul yàlla nañ pour yàlla defal tàbbal leen àjjana si barke weeru koor bi te mënuma bañ a dem nag te plateau bu ma toog nag si Sénégal yàlla def na lu mu gàtt dinaa remercier sama xarit boo xamante ne li daan yëngu muy Gilles Sow nekkoon Jokkoo FM yàlla na ko pour yàlla yërëm di jéggal ko di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gërëm ñu ngi lay sant di la gërëm waaw waa Sénégal kooku mooy Moussa Samb ngeen gën ko xam ci Jean Samb dëgg fii Tëngéej nekk autorité nekk aussi président daayira fan muslimina wal muslimaat yi tey moom lañu invité woon fii dégg ngeen wax nañu si wàllu sport bi tàggat yaram wax nañ aussi si environnement wax nañ si yu bare xam naa nañ jàppaat bés invité ko waat fii mu ñëw gën leen leeral yéen ñi nga xamante ne ni yéen ñuy seetaan tey nag seen émission Birame moo ko doon présenté di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ba dimanche prochain incha allah rabbi merci beaucoup jaa ngeen jëf